asalaamaaleykum ñu ngi nuyu waa Mbour département bi yëpp nag commune yëpp su ma juumul 17 communes yi 16 communes yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di jéggalu ci ñàkk mën a teew ci commune bu ne loolu dafa am solo parce que militants yi ak sympathisants yi il faut ñuy am compréhension ci leader yi suñu amoon sañ-sañ suñu amoon mën-mën dëgg te mën-mën bi mooy temps bi parce que campagne électorale dafa gàtt 20 jours la du 21 jours et 20 jours la 21e jour bi di repos waaye bu ren bi dafa am nu mu tëree ba ni mu coïncider ak tabaski bi daanaka ñun leader yi 15 jours de campagne lañ ci mën a am 15 jours 15 jours boo ci buggee def 46 départements li muy tekki mooy bis bu nekk yi nga def il faut nga def minimum ñetti département te tey bi ñu xëyee ba léegi ñu ngi fii biir Mbour waxuma département waaye commune de Mbour kon li ñuy ñaan militants yi ak militantes yi mooy nañu bàyyi ku nekk mu toog naan ñun mer nañu parce que ñëwuñu fii dañ ñoo xeeb wala dañ ñoo bërgël demewul noonu nañu xool ñun li ñuy daj rek ndax ñoo xam ne bu ñu xëyee 9h ba 2h du matin ña ngay daw li ñu mën yépp ñu ngi koy def kon département bu ñu dugg suñ ci taxawoon ci benn bërëb kese def suñu déclaration na waa département bi jàpp na ni dugg nañ ci biir département bi loolu moo ci am solo kon di féliciter conférence des leaders ndax li ñuy def nii du leader yëpp a koy def de waaw am na coalition yu bëri yoo xam ne seeni leader soo ci génnee tête de liste ba leader yaa nga toog Ndakaaru taal seeni clip di seetaan kon di féliciter la conférence des leaders di wax waa Mbour nag nii importance su élection yii defe naa jaratul ñu koy naatable wala ñu koy expliquer waat yéen ñëpp xam ngeen ko buñ ko doon tënk ci message yu ci ay mots yu gàtt bi ci gën a am solo mooy élection yi mun na fenqal Sénégal ay fitna mag ñi laay waxal ndax mag ñi koo ci dajal dina la ñaanal dina la wax cofeelam ci yow waaye dina wax jàmm waxaat jàmm jooju nag bëgg nañ ko mooy ñun ñëpp dëppoo nañ ni Macky Sall bu fi buggee forcer 3e mandat jeunesse bii du ko nangu est-ce que ñun d'accord nañ ci loolu am na nag loo xam ne mun nañoo bañ a yombalal ñu bañ a yegg ci loolu mooy 31 juillet Macky Sall su ñàkkee assemblée nationale wax jooju jeex na wax dëgg yàlla léeg-léeg yàlla dañuy yombalal mbir mi ñu ne compliquer ko sénégalais yëpp ñi ànd ak moom sax la ca ëpp jàpp nañ ni warul def 3e mandat du ma wax sax 3e mandat warul déposer 3e candidature waaye Sénégal yëpp namit amul kenn koo xam ne tey am na sikki sàkk ni moom loolu la bëgg te mu jaral ko rey ay nit jaral ko dóor nit ñi ay bal jaral ko tëj nit ñi kaso jaral ko xot ci worma nit ñi pour mu am 3e mandat boobu yàlla nag bu ñu mayee ci loolu ñu dëgmal diggante fii ak ñuy egg foofu mu dugal ci diggante bi benn élection boo xam ne mun na régler problème yi waaye Sénégalais yi dañu bëgg suñu bopp mag ñi laay gën a waxal nag ndax ndaw ñi moom amatuma ci dut man ndaw ñi lenn mooy sama problème mooy dama mës a gëm ni 65% de jeunes yi nekk Sénégal bu doon ñoom ñëpp bindu nañu ñoom ñëpp génn voté premier tour la élection bi di jeex waaye nag bëri na ay ndaw yoo xam ne fu ñu gis topp suñu gannaaw mun nañu daw 10 kilomètres suñu gannaaw mën nañu génn xeex ak alkaati yi pour ñun waaye li gën a yomb loolu mooy dem jëri seen carte électeur defuñu ko suñu premier arme du xeex ak alkaati xam ngeen mooy lan mooy carte électeur bi gannaaw buñ ko jëlee it bu ñu tàyyi nañu dem voté ji un pays qui a 65% de jeunes et nu mu tuuti 90% de ces jeunes ont rejeté Macky Sall le débat ne devait plus se poser amul élection boo xam ne Macky Sall war na ko mën a gagner Sénégal kon
mag ñi jàmm ngeen ñu woote jàmm lañu xam ñun moom la ñuy dox kenn musu ñoo dégg ñu song nit amul kenn musu dégg ñu dóor nit amul saa su amee ñun la ñuy song ñun la ñuy duma ñun la ñuy rey loolu nag su ngeen ko fi buggee jëlee bu ñu rate ci occasion bii du ay diw moo ma neex wala diw moo ma soof élection bi élection buy sauver Sénégal définitivement la Mbour nag la ñu nekk damay wax ak waa Mbour ndax Mbour dafa am benn spécificité bu fi am mooy bokk na ci l'un des rares départements boo xam ne Benno Bokk Yaakaar daanaka élection bi ñu génn moo gagné commune yëpp loolu Mbour bokk na ci l'un des rares départements bu am loolu Fatick sax amu ko fa ndax Fatick ñun gagné nañ fa département Mbour laa ko gis ak Matam xanaa l'un des rares départements boo xam ne Macky a eu 100%. yéen waa Mbour est-ce que da ngeen di wéyal loolu est-ce que da ngeen koy wéyal parce que nag Mbour dafa nekk ci département yoo xam ne dafa nekk ci xolu Sénégal au cœur du Sénégal ba pare li ko gën a mandargaal mooy ay pôle urbain fii pôle urbain la fii ñu nekk nii kon am na loo xam ne ci niveau de conscience politique ñun xam ne ni Mbour kenn ëppale wu leen ko lan moo war a justifier ñu ne département Mbour yëpp 16 communes élection bi ñu jógee 16 communes yëpp te waa Mbour nee nañ doy nañu ci Benno Bokk Yaakaar doy nañ ci Macky Sall ñu ne élection bi passé Benno Bokk Yaakaar moo jël les 16 communes léegi nag Mbour dafa am possibilité rattrapé wu dafa am possibilité dabu mooy élection législative bi wax dëgg yàlla suñuy lim département yoo xam ne tourné nañu la page de Macky Sall ubbi une nouvelle ère pour le Sénégal ñu ne Mbour mu nga ci loowu département yi wala sax ci premier la bokk loolu mooy enjeu élection bi parce que it jàngoro Sénégal ñëpp xam nañ ko gis ngeen fi ñu jaar yëpp moo tax concert casserole bi dafa amoon ñaari signification bu njëkk bi mooy def bruit pour wane suñu mécontentement parce que moyen d'expression la comme beneen waaye ñaareel bi te loolu tax suñu yaay ak suñu jigéen ñi gënoon ci sawar mooy wane ni seeni casserole ak seeni cin baxatul ni mu waroon baxee parce que dëkk bi métti na moo tax fi ñu jaar yëpp jigéen ñi dañoo génn yor ay cin yor ay bol yor ay kudu ci moir dëpp ko wan ñi ni ñoom sonn nañu moo tax bu ñu demee assemblée nationale su ngeen wóoloo Yewwi Askan Wi ngeen may ma tuuti ma cof benn aspect ci suñu programme te foofu laa yem parce que fu ñu dem dinañ génne benn aspect parce que waa ji dafa mënul xam-xam bi dafa des ba pare mu nekk au service des tubaab jaamu intérêt tubaab yi la jiital ci lan mooy jiite Sénégalais yi loolu nag moo tax dund bi métti ci Sénégal premier aspect bi ma wax mooy bu dee ñun dem nañ assemblée nationale bokk na ci mesures yi ñuy gën a njëkk a jël parce que assemblée nationale bu ñu fa demee du ñun ñooy gouverner waaye kuy gouverner day obligé de trouver des compromis def ay arbitrage ak ñun bu àndee li ñuy wax loi de finances initiale mooy budget bi ngeen dégg bu àndee budget bi nag ñu gis ne budget bi moom ay yittee mooy li may def ba tabax ay stade tubaab yi lebal ma xaalis bu dul jeex 150 milliards andi seeni société imposé ma ko lu jaroon lu waroon jar 90 milliards ñu facturé ma ko 150 milliards ba pare xaalis bi dellu ci ñoom ci seeni entreprise te duñ ci fay dërëm ci impôt bu ñu indi lu mel noonu ñu ne ko lii du priorité mooy Sénégalais yi bëgg nañu lekk lu baax bëgg nañu faju bëgg nañu am école yu baax bëgg nañu am aafiya ci seen bopp loolu mooy priorité Sénégal fu mu toll nii te bu boobaa nag foog mu obligé ñëw waxtaan ak ñun naka la ñuy def pour wàññi dund bi moo wax leen ko tey lii moom xamu ko mënu ko parce que xam-xamam eggul foofu boo bëggee wàññi dund bi li ngay njëkk a def mooy
li nga xam ne mooy l'impôt bi ñu teg ci dund bi nga jël ay produits yoo xam ne produits de première nécessité la c'est des produits de base yoo xam ne Sénégal yi dañ koo soxla ceeb bi diwlin bi ak yeneen soo ko mënul exonérer dañ fay def li ñuy wax une fiscalité allégée da ngay wàññi impôt bi ciy teg est-ce que xam ngeen li tax carburant bi yokku mooy soo jëlee tey 1 litre essence lu mat 60% bi ay taxes la yoo xam ne ci état bi la jëm su ñu nee 700 francs lay jar les 400 francs ay taxes la yuy dem ci état bi bu état bi nag woon wàññi ay taxes am tuuti rek def ko 200 francs litre bi ñëw à 500 francs loolu mooy parce que nag la fiscalité impôt compétence su assemblée nationale la du compétence su état bi loolu la constitution Sénégal wax moo tax man am sañ-sañ ne leen su ngeen joxe assemblée ñu def ko noonu boo ko defee di nga wàññi dund bi te boo wàññee dund bi teggil nga sénégalais yi lu bëree bëri ba ci yi nga xam ne dañ koy xeet mais tey mooy suñuy première consommation est-ce que xam ngeen ni le premier poste de consommation ci famille yi tey mooy télécommunication boo jëlee ci kër papa ji dina yor téléphone yaay yor téléphone doom yi kenn ku nekk te ñëpp bëgg nañu connecté wu li ñuy dépensé ci jour ci internet moo ëpp li ñuy dépensé ci jour pour lekk ci biir kër gi te tey opérateur de téléphone yi dañuy surfacturé ici au Sénégal li ñuy jaayee mbir mi dafa ëpp il faut état am sañ-sañ intervenir ne leen nañu wàññi coût yi ba pare ñu wàññi fiscalité bi ci nekk te loolu am nañu sañ-sañ bu ñu demee assemblée nationale lii nag boo ko defee suba nañ taxaw ne way li muy wax ay utopie la parce que état bi fan lay jëlee ressource état bi dafa am lu ñuy wax ay niche fiscale yoo xam ne ay milliards dañ ciy ñàkk chaque année dernier rapport bi ñu def sur la ñuy wax les dépenses fiscales exonération yi nga xam ne jox nañ ko seen secteur minier bi jox ko secteur pétrolier bi jox ko multinationales yi dernière évaluation bi ñu def mooy Sénégal dina ci ñàkk 800 milliards at bu ne te 800 milliards yooyu on n'a pas évalué 50% des mesures ça veut dire que 800 millions yi ku dem 1400 milliards dañuy ñàkk chaque année wala 1600 milliards yoo xam ne suñ ko jaaraloon fu ñu ko war a jaaree dinañ mën a wàññi dund gi dinañ mën a wàññi loyer bi dinañ mën a wàññi yi nga xam ne tey moo sonal Sénégalais yi nii la ñu yoree réew boo ko bëggee defar ak boo amee yërmande ci sa askan. tey ci pàcc boobu laay yem ci jukki parce que la fiscalité bokk na ci compétence su assemblée nationale te ñun yërëm nañu Sénégalais yi sonn nañ dañu naan ndaw ñu sonn nañ waaye fu ndaw sonnee rek yaayam sonn la baayam sonn la kon Sénégalais yëpp a sonn am nañu sañ-sañ nag bokk na ci li mën a wàññi les coûts de la vie waaye Sénégal am 718 kilomètres de côte kenn ëpp ñu jën gi yëpp jaay nañ ko. accord yi ñu signé ak l'Union européenne signé ko ak Chine signé ko keneen ak keneen bu ñu demee assemblée nationale dañuy imposer ñu andi accord yi biir assemblée nationale parce que am nañ ci sañ-sañ gouvernement bi ñëw expliqué wu lañ ci war a dénoncer ñu dénoncer ko parce que jën gi ñun ñoo ko moom ku ciy nappi da nga ko war a débarquer fii suñ koy transformer ñu transformer ko fii dugal ko en pot exporter ko andi devise ci biir Sénégal kon élection yi du élection caaxaan. mën nañu commencé dimbali Sénégalais yi 2022 bi 2024 nag ñu jël réew mi yor exécutif yor législatif daal di defar réew mi définitivement moo tax bi may daanelee dem leen ngeen récupérer carte électeur yi génn leen ngeen voté massivement am nañu une bonne intercoalition te mi ngi fonctionner correctement ndax fi ñu jaar yëpp gis nañ ni candidat Wallu yi ak candidat Yewwi yi ñu ngi jàppante la main dans la main ça veut dire que militant Wallu ak militant Yewwi dinañ jàppante seen i sympathisants dañ jàppante seen i électeurs dinañu voté te bi ñu defee suñuy statistique département yi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar gagné na ko à plus de 50% dañ leen di compté li ci ëpp boo jëlee score Yewwi ak score Wallu am nañu plus de 50%. kon tekki na ni élection yi war nañ ko mën a gagné moo tax bu ngeen fi jógee amatul noppalu ñi niñ koy defee
bëgguñu nag ñu ne su dee leader yi ñëw lañu la gars yi di mobiliser wu kenn ku nekk ci yéen na ko def yitte boppam porte à porte kenn ku nekk bu mu xaar bu leen xaar docteur Dieng bu leen xaar beneen candidat ku nekk na dem fekk nit ñi fi ñu nekk ndax ñun ñoo nekk ci xolu sénégalais yi ëpp dem leen fekk leen waxtaan leen expliquer leen naka la ñu war a wotee wat bi yomb na ndax ñoom li ñu bëggoon def pour yàqal ñu moo ñu gën a yombalal juróom-ñetti bulletin la benn bulletin moo ci amul photo xam nga soo fa newoon da nga naan Ousmane Sonko mi ngi sol costume bu ñuul bi daal di taxawee nii léegi da ngeen leen naan mooy bulletin bi amul photo bi loolu benn la mooy bu Yewwi bu dee nag fa nga xam ne foofu la wàllu war a jiite ngeen leen mooy bulletin bi nga xam ne photo président Abdoulaye Wade moo fa nekk loolu it yomb na kon élection bii dañ koo war a gagné dañ koy gagné est-ce que vous êtes prêts pour ñu gagné ko est-ce que Mbour s'engage à gagner ces élections ñu ngi leen di gërëm di leen jox rendez-vous le 31 juillet à 20h avec une victoire à Mbour merci beaucoup.